boo déggee loolu nga xam ne émission bi tàmbale na maa ngi leen di jaajëfal di leen siyaar bu wér yéen ñi nga xam ne yéen a ngi suivre seen site leader muy Sen Place ci seen émission Coup de Sifflet. Coup de Sifflet dafa déplacé wu ñëw ba fi nga xamante ni nii bon mooy Walfadjri ñëw seet fi ki nga xamante ni nii su ngeen gisee sama wet kenn du leen ko présenté muy monsieur Cheikh Tidiane Gomis ñëpp gën ko ràññee si li nga xamante ni moom mooy journaliste sportif fas yéene waxtaane li nga xamante ni nii tey jii moom moo am. ci 8e journée Ligue Pro bu Sénégal match diggante AS Pikine ak équipe bi nga xamante ni moom mooy Casa Sport maanaam problème bi fa amoon xuloo bu fa amoon waaye balaa ñuy xuus si loolu noonu damay bàyyi ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Tidiane Gomis mu nuyoo monde internet Sen Flash yëpp ak à travers le monde. waaw jërëjëf may nuyu ñi di seetaan di déglu ñi nga xam ne mooy Sen Flash di leen di gërëm di sant wóolute bi ñu am ci man. ba di may tàllal micro mu mën a wax sama xalaat waaw. waaw dégg ngeen mu nekk kàddu yi nga xamante ni kàddu yi ñu rafetlu waaw Père Cheikh Tidiane Gomis am benn match bu am digganteeg AS Pikine ak ki nga xamante ni moom mooy Casa Sport 8e journée fële na la ca Pikine am coow bi mag bu fa am ba ay gaañu am fa tey jii nii yow lan moo nekk sa première jàngat ci coow loolu noonu. sama jàngat bu njëkk lenn kese la. mooy ñun dañoo am ay dirigeants yu cuune yoo xam ne saa yu nekk ñu ngi wane seen capacité de cuune ci wàllu sport lu ci ëpp football tey jii sunu dirigeant dafa mel ni ñoom yeewuñu xam nga nit da ngay yeewu. xanaa lii yàggul 2015 drame 2015 Demba Diop xanaa nag dëgg nag jëlewuñu ci leçon loolu moom mooy seen cuune bañ a xam le haut niveau parce que boo xamee 2017 parce que cuune degré de cuune bi ñu cuune mu moo wane lii ba tey jii ay incident di am te ñoom mënuñu jël devant bi mieux vaut li gis nga lu haut niveau ci haut niveau da ngay prévenir waaye doo guérir haut niveau da ngay prévenir waaye doo guérir mais ñoom nag médecin après la mort la ñu bëgg a def footballu Sénégal dama ne football rek football nawetaan rek. wala nga dem ñaari équipe jouer cadet wala junior ñaari équipe bu ñu booloo di jouer enjeu la enjeu kii di enjeu jàppal ne mën na am incident nga prévoir ba nga xam ne indi ay matuwaay ak ay matukaay ba nga xam ne maanaam du kii naka la ñu mën a jouer match bu toll ni Casa AS Pikine Casa Sport équipe yi ëpp supporter Sénégal ñoo ëpp supporter te yow xamuloo ne yow jàppaloo degré de danger bi am ci match boobu waaye yow doo ko calculer ba tax na loolu rek waroon na xool ñu ne match bii même bu doon sax amical sax dañuy ut service d'ordre bu doy bu ko amul mu jar sax ñu ne match bii match à danger la mais loolu moom mooy dirigeant da ngay prévenir waaye di guérir rek te même sa guérir sax doo guérir lu baax parce que bu doon sax ñoom dañuy guérir kon depuis 2017 li amoon ak tey jii kon li kenn du ko waxati ci week-end boobu ñaari ville am ay problème Pikine ak Louga ay xeex parce que service d'ordre te ñoom beneen luy tax ma gën a wax ne que sunu dirigeant football yi dañoo cuune ay naba lañu mooy que yow nit boo xam ne am na loo xam ne mu ngi yàq mbir mais da nga koy jéem a dindi naka ak ay sanctions mais il faut savoir sanctionner vrai sanctionner waxuma sanction yoo xam ne ay sanctions pécuniaires yoo xam ne yow sax mun nga ko fay moo nekk ci règlement bi ba léegi changé wuñu ko règlement bi sanction yi ci nekk
yow mun nga ko fay ay 500000 500000 ab équipe mun na ko fay. moom lañ sanctionné woon Wakam. waaw 500000 xam nga loolu yëfu tappale la 500000 di nga ko kii ab club 500000 day dem seen benn dirigeant mooy jël 500000 fay ko mu jeex waaye boo newoon ku indi responsable violence yi dañ lay aj à vie kenn dootu ko defati dina ko wàññi sax. voilà loolu mooy la wane que lii xew loolu noonu laa koy ñaawloo mooy ñaawlu suñu dirigeant yu cuune xamuñu tous ñoom ñoo indi lii yëpp ba léegi amuñu xam-xam xamuñu luy haut niveau. mais père ci kaw loolu noonu dafa am li nga xamante ne tamit dem la ko bëgg a laaj dëgg la dirigeant yi naam def nañ faay mais tamit lan mooy provoquer incident yooyu noonu lan moo koy provoquer. xam nga incident yi li koy provoquer li ci ëpp ci match. dafa am ay sources yu bare arbitrage moo koy indi mooy leneen li koy indi tamit moom mooy supporter da koy indi joueur day indi violence entraîneur day indi violence doo dégg match bu amee yow da ngay sóor ne violence mun na jóge fu nekk même policiers yi sax ñoom des fois ñooy créer violence bi. policiers yi des fois ñooy créer violence yi waaye yow loolu yëpp paramètres yooyu yëpp ngay maîtriser ngay jàpp nga ne lii de ndaje bii lu nekk mën na faa xew xaaral ma jël sama ay disposition ma jël policier ma ne déet match bu rëy la policier daal moo waxtaan ak waa service d'ordre ne leen gérer leen sécuriser leen fii yëpp ñu sécuriser ko def benn cordon boo xam ne hors du stade gérer ñëpp bu match bi ku bëgg a déborder ñu la toogal mais day fekk waaye yow 50 policiers dafa mën a téye stade Alassane Djigo bu fees noonu 50 policiers mën na ko téye non vraiment 50 policiers dafa mën a téye loolu yow loolu 100 policiers sax mën na ko téye parce que violence bi moo nekk ci biir sport bi dugg na ci biir sport bi kon léegi il faut que nit yi di jël ay seen matuwaay di sanctionner loolu la de fu nekk lay jóge nag même journaliste bi sax mën na créer violence waaw parce que da ngay toog journaliste bi toog ba si ak wax benn supporter ñëw cooki bi commencé kon lépp mën na ko ni yow nag yaay jël ay mooy que ñun au niveau dafa raw suñu dirigeants yi dafa raw dirigeants yi dañoo au niveau mu nga ca kaw ñoom ñu nga ca suuf. lu waral loolu. parce que dañoo xamul dara loolu kese la xamuñu dara xam nga ñoom lu ñu tal ñoom seen bopp rek loolu rek la seen bopp rek lañ tal. waaw ci kaw loolu noonu père am na benn affaire tamit bi nga xamante ni nii bon defoon naa ko te laaj naa ko waaye bala ñuy dugg foofu noonu dafa am benn kàddu bi nga xamante ni nii moom maanaam Papis Cissé bu mu génn def ko mu ne ñun ñi nga xam ne ñun ñooy seetaan football ñun ñi nga xam ne ay amateur lañ nañ sàmm stade yi ba pare sàmm suñuy bopp parce que stade bu ñu fa ñëwee dañoo ñëw pour jël fa plaisir moo xam footballeur bi la moo xam supporter bi moo xam ñi nga xamante ni ñoom ñooy dirigeant yi yow kàddu googu noonu Papis Demba Cissé wax yow lan nga ci xalaat. mais wax na dëgg mais non sport lan mooy essence su sport fair play foore xamante tey yow sport moo tax ñu xamante non man dama xam foo juddoo yow xamoo fu ma juddoo waaye du sport moo tax ba ñu xamante loolu mooy sport ba tey ji mën nañ dem sax ba di tuddee ay doom tuddante ay doom mën nañ dem sax ba am ay liens yu profond waaw loolooy sport nekkul ay xeex non sport da ngay ñëw toog mais xoolal stade Europe yi famille yi ñooy ñëw toog nga yóbbu sa famille ñu toog di lekk seen popcorn di lekk seen nangam di toog di seetaan di foo di ree ñii boo meree boo ëllëgee da ngay kontaan c'est ça le sport di dem noonu la mais nag boo bëggee jël nag ab terrain de sport di koy def ay champ de bataille kooku yow nekkatoo nit mbala nga mala waaw nekkatoo nit. dëgg la père ci kaw loolu noonu man père ma gis beneen xalaat bi nga xamante ni dafa am tey jii nii stade yi ñu am dafa tuuti kii bi tamit personnel bi tamit doyul est-ce que jar na
coow yii nii ba tax na stade yi bu yàqoo ñun si boppam ñun ñooy toppaat si ginnaaw état naa ñun dañ defaraat stade kon tey jii nii bu fekkoon am na message booy lancé ñi nga xamante ñoom ñooy nekk si biir stade yi ak dirigeants yi tey ban message lay doon. fair play jàmm fooree mooy sport wax naa ko. tey dirigeants yi nga xamante ni ñoom ñoo yor club yi maanaam ban message lañ war a tenir si ñi nga xamante ñoom ñooy supporters yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy fans yi pour asaka xamal leen ni football bu ñu ñëwee ku ci nekk da nga war a doxal sa partition mais pas pour ñëw foofu di indi ay affaire xeex ak ay yooyu noonu. lenn nag naa la ko yëgal de benn on n'a pas les moyens de canaliser nos supporters amuñu ko identifier ki nga xam ne mooy indi ay kii amuñu moyens yooyu. loolu Europe ñoo ko am tey jii ñu ne Modou mais moom léegi suspendre nañ ko Thiès kii suspendre nañ dootul dugg ci stade loolu ñoom xamuñu kenn amuñu moyen yooyu mais Europe am nañu moyen dañ lay identifier xam nga kii teg la ci bunt bi booy ñëw ci bunt ñu ne non yow dootoo fa dugg ci loolu ñun amuñu ko maanaam dirigeant yi ñu ngi waxtaan waaye c'est que nag beneen phénomène xam nga phénomène de violence dans le sport xam lu ko indi dëkk bay metti les gens sont frustrés da ngay toog koo xam ne am problème dépense am problème jabaram feebar yaayam feebar nangam ay problème mu ñëw ci stade bi da koy xam nga moom da koy génnee dëkk bi moo yàqu loolu moom moo ñoo nag dugg ci sport. gars yi ils sont yow tout le monde ñëpp dañoo mer Sénégal ñëpp a mer mu nga ca sport bi ñëpp a mer boo duggee foo dugg même sax da ngay gis jëkkër ak jabar toog sax ñoom ñaar ñëpp dañoo mer lu tuuti rek mën na taal daay. léegi tey jii nii yow ban solution nga gis ni loolu la ñu war a teg pour loolu noonu war fi mën a dañ violence même bu dañu sax mu wàññeeku ban solution. sanction sévère sanctionné yu buur mooy xam nga lan la yow club buy responsable et puis nag. bu mu am impunité nañu xam ne diw la ñu sanctionné ko waaye Ligue Pro dafa nekk ay bande de copains yoo xam ne ñoom ni ñuy def ay waay lañu kenn bëgg ci sanctionné sa morom loolooy faay bi Ligue Pro maa ngi koy wax dama laaj ñoom ay bande de copains la ay président la ay bande de copains yow tey jii man bu ma kii du sañ a wax dëgg bi comprendre loolu lay problème bi. dëgg la père yaakaar naa ne li nga waxtaan ak li nga jot a yaatal si première partie bi neex na te tamit nekk na li nga xamante ni lu ubbeeku li nga xamante ni tey jii nii li amoon si incidence boobu noonu amoon fële ne comment dire AS Pikine leeral nga ko te tamit wax nga le pourquoi ak indi nga si tamit ay solution mu nekkoon li nga xamante ni lu am solo tamit si biir émission bi dafa am li nga xamante ni daf si bokk muy parti askan bi dañuy dem déglu ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan bi bu ko defee ñu ñëwaat fii nii continuer waat suñu waxtaan. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu bëggoon la laaj sa xalaat par rapport ak incident bi am si Ligue Pro bu Sénégal 8e journée entre AS Pikine ak équipe bi nga xamante ni moom mooy Casa Sport yow incident boobu noonu ban jàngat nga si am. waaw jàngat ma ci am mooy boo ko xoolee ci gis-gis ñaaw na trop rafetul parce que football dafa war a boole ay nit mais pas mu leen di tàqale parce que football 90 minutes la tey joué nañu presque 90 minutes. match bi jeex na ci penalty bu Pikine am donc man dama jàpp ni football arbitre bi rek chrono arbitre bi kese moo valable man loolu laa jàpp ci football ba pare dama jàpp football ni ñëpp ñooy juum donc bu yàlla defee ni joué nañ match bi arbitre bi sifflé penalty jàppal ni football la tey ji ku ñuy gagné tey da ngay gagné tey suba ñu gagné la donc loolu bu ñu ko defee ñun ñu xam ni ñun ay sportif lañ bu ñu ñëwee ñu joué lu ñu yàlla may ñu xam ni lii la ñu yàlla may donc man loolu ci loolu laay dund parce que en tant que boo nekkee football kat bu fekkente ni football ngay dund mais c'est pas pour rien européens ñoo ñu gën a développé fuuf ci football te teewul dafay am VAR arbitre yooyu conditions yi ñuy nekk moo gën a kii suñu condition xam nga football. dafa am ci ay chartes yu muy tegu donc gis naa ni keroog
gars yi dugg si nañ ci terrain bi c'est-à-dire man dinaa kii tuuti service d'ordre bi parce que tamit dañ leen indi pour que au moins ñu mën a canaliser supporters yi donc incident yi li ko indi mooy que Casa bi ñu duggee ci biir terrain bi donc ci coow boobu moom moo indi yëpp man faute bi dama jàpp ni ñi dugg ci biir terrain bi man noonu laa gis ni ñoom ñoo indi problème bi tey bu fekkonte ni supporteru Casa yi dugg ci terrain bi wallaay problème du am donc dugg boobu ñu dugg ci biir terrain bi moo indi problème boobu donc gis naa gars yi bi ñu duggee fii am na benn supporteru Pikine bu ñu doon xeexal maanaam ay 30 personnes di xeex ak benn nit donc ci sa biir dëkk gars yi il faut que ñu révolté wu. maa ngi nuyu ñëpp nuyu supporter Casa ak waa Pikine et accident bi franchement parler ma affaire dafa bett ñëpp et franchement parler ma sincèrement accident bi du am et dëgg la moom presque moom am na blessé ci côté Casa ci côté Pikine et presque moom soo gis accident bi moom ma sama gis-gis mooy. penalty moom si waa Casa la gën a jógee donc man penalty moom laa gisoon et waa Casa yi si moom ñoom gisuñu penalty bi ñun presque moom Casa bu ñu dugal premier bi doon la fay play tàccu leen boo gars yi am penalty donc ñu ngi si suñu amee penalty ñoom il faut que waa Casa def play comme ñoom dañoo dugal bi à la 80e minute je pense 70e minute les Casa dugal ñu si moom suñu football 97e minute ba 94e minute suñu amee penalty ñu def fair play Pikine bu mu amee penalty la waa Casa wàcc man ma bokkoon naa si gars yi nekkoon si kii donc ma sama gis-gis moom côté boobu moom mënu ma ne ñi ñooy tooñ ba kii équipe donc instant moom il faut mu neutre parce que supporter la moom man su ma kon sama gis-gis il faut mu neutre diggante ñoom ñaar diggante Pikine ak Casa parce que man du mu ne diw la ba di amoon na ko contre Wakam Stade Mbour y avait presque 6 morts je pense 7 morts donc man nous sommes des sportifs man sama gis-gis mooy ñu def ko affaire fair play manque loon doon benn affaire foo la ren ñam bi kenn mënu xam fu muy demee. man Moustapha Ndong laa tudd je suis le chargé à l'organisation des matchs de l'AS Pikine. voilà avant tout dañuy déplorer donc manifestation bi fi amoon incident bi fi amoon donc pour dire que le football sénégalais ne mérite pas ça franchement on est désolé mais le football ne mérite pas tout ça là. incident moom mënul ñàkk mais incident de ce genre franchement war nañu mën a xool situation yi et mesurer exactement fan ak fan le incident yi jóge ñu situer les responsabilités il faut qu'on ose dire aussi situer les responsabilités mooy on a joué le match sans problème on a accueilli Casa donc à bras ouverts on les a réservé une tribune la tribune qui devait être payé à 2000 francs, on l'a donné à Casa à 1000 francs. Tout ça dans le but de les accueillir dans le bon sens du football. Quand on les a accueillis aussi, on a chanté, on a fait du beau football. Mais malheureusement, la décision arbitrale ne doit pas revenir aux équipes. Mais tout ce que je peux augmenter dans tout ça, avant la fin du match, nous, organisateurs, on avait demandé au commissaire du match d'informer le service d'ordre pour que cette porte ne sera pas franchie. À tout match, c'est ce qu'on fait. Cette porte-là ne sera pas franchie jusqu'à ce que les deux équipes entrent dans les vestiaires. Jusqu'à ce que les deux équipes entrent dans les vestiaires, on laisse la porte, les gens vont accéder. Mais malheureusement, les gens n'étaient pas venus. Donc, nous, on a essayé de tenir la porte, mais malheureusement, on ne pouvait pas. Les supporters du Casa ont forcé la porte. Et ils ont trouvé les deux équipes à l'intérieur de la pelouse. C'est ce qui a fait ce drame-là. Et quand les supporters de Pikine ont vu que les supporters de Casa viennent franchir la pelouse, eux aussi, ils sont obligés de venir couvrir leur joueur. Le football sénégalais, franchement, ne mérite pas tout ça. Parce que dès l'instant où le match est télévisé, donc tout le monde entier, nous avons la télévision. Lan moo xew Sénégal ñi nekkul surtout ñu nekk dans l'extérieur lan moo xew Sénégal donc ñu koy téléviser à travers la RTS ñëpp di ko xool donc si dans ce cas de figure ces incidents se produisent mais franchement c'est regrettable quoi c'est regrettable et affaire bi du nekk day nekkul affaire de Pikine affaire de Casa donc amul c'est une décision arbitrale mais les gens n'ont pas compris créer cet incident
Mais ce n'est pas l'affaire de Pikine et Casa. Franchement, encore, il faut qu'on ose le dire. Ce n'est pas l'affaire de Pikine et Casa. Parce que Pikine et Casa forment une convention. La convention des supporters du Sénégal. Donc il y avait Pikine, Casa Sport, Wakam, Niary Tally. Donc ainsi de suite. C'est ensuite que les autres équipes sont venues relier de cette convention. waaw ñu ñëwaat fii nii ci plateau bi dégg ngeen askan bi li ñu wax mu nekk ay réaction yu positif yi nga xamante ne nii waa AS Pikine foofu lañ demoon waa Pikine foofu lañ demoon ñu génnee kàddu yu mel noonu waaye bu ko defee damay bàyyi Père Cheikh Tidiane Gomis par rapport ak réaction yooyu noonu mu am lu mu ci wax tuuti ñu wéyale suñu waxtaan. xam nga li waa Pikine wax accusé waa ñee ñëw dugg ci terrain bi ñee naan arbitre du Tamba kii nangam loolu yëpp gis nga loolu yëpp am na lu ko mën a régler enquête bu approfondie situer les responsabilités et sanctionner jeex na c'est à la Ligue Pro na jël ay responsabilités jeex na amul gis nga yooyu kii wax ne parce que ku ci nekk day wax ku ci nekk léegi nag ñoom bu fekkee ñoom ay capable lañu waa Ligue Pro capable lañu am nañu xel xam nañu luy haut niveau xam nañu luy sport ñoom léegi nañu def seen benn enquête sanctionné nag équipe bi sanction bu lourde nag mu jeex parce que tey jii mënuloo ne Pikine moo am dëgg mënuloo ne kee moo am dëgg mënuloo ne waa CCA ñoo am dëgg bu non lenn la enquête même bu dee waa CCA te waa arbitre yi commission arbitre yi waxoon nañ tey nag ñu sanctionné leen lu ci nekk ñu sanctionné ñëpp mu jeex. waaw tey jii nii Père am kenn ki nga xamante ni moom mooy le secrétaire général de Casa Sport Siaka Bodian moom génn ci benn sortie mu ne carrément que ni affaire bi faute bi maanaam ci arbitre yi la parce que arbitre yi ñoom waa Tamba lañ te waa Tamba ñoom dañoo contre équipe bi nga xamante ne moom mooy Casa Sport 4 minutes de temps additionnel lañ def ñu dem ba 7 minutes ba tax na AS Pikine égalisé loolu moo leen révolté loo ba à ce que ñoom ñu mën a dugg ci biir terrain bi pour wax ak arbitre bi paisiblement léegi nag ci la waa supporter AS Pikine yi sàndee xeer moom ci kaw loolu mu ne boo AS Pikine ñëwee fi nga xamante ne nii moom mooy Casamance ñoom dañuy dégager seen responsabilité lépp lu fa mënti am kàddu boobu noonu est-ce que nekk na kàddu dirigeant bi nga xamante ne nii bon moom mooy war a mën a gérer li nga xamante ne moom mooy sécurité wu club bi. ma ne Siaka Bodian moomul nit ñi moomaanul nit ñi xalaatam la wax te du xalaat bu rafet man sax je suis surpris di dégg Siaka Bodian di wax bu ñaaw bu mel noonu du kàddu dirigeant du réagir parce que bu waxee loolu beneen club mën na wax loolu kon bu boobaa sunu football day yàqu loolu du kàddu bu rafet xam nga waaye loolu yëpp nag ay du ñu dugg fii ak du ñu dugg fii ma ne autorité il faut que mu autorité bi am mooy Ligue Pro ak fédération football kenn du tere kenn dem fenn kenn mënul tere kenn dugg fenn waaw ku ko ci def ñu sanctionné la lu tax léegi nag ñu bàyyi noonu Pikine dem foofu ñu jël leen gaañ leen suba beneen club def loolu kon football ba yàqu na day yàqu kon nag nañu bàyyi wax bu ñaaw te na Ligue Pro mooy li ma doon wax na Ligue Pro jël ay responsabilités ci problème bi mu jeex. dëgg la ci kaw loolu noonu am na kenn ki nga xamante ne moom mooy Demba Ramata xam nga ko moom mooy le directeur technique Casa Sport moom nee na faute bi jox ko AS Pikine parce que AS Pikine deful dara mais faute bi CCA la CCA bi nga xamante ne moom moo jël ñoom comment dire ñetti trio boobu noonu mooy arbitre Tambacounda indi leen di leen arbitre loolu te alors que arbitre yooyu noonu ñoom ci boppam dafa am benn bët bi ñuy xoolee Casamance. dama lay wax benn affaire. bu fekkee ne damay wax rek yoon laay wax yoonu football bu fekkoon ne waa Casa bindoon nañu waa CCA ne leen arbitre Tamba yi mënuñu ñu arbitrer dañ leen di récuser amuñu droit indi leen ay arbitre bu dee loolu lettre boobu am na CCA daanu na CCA moo tooñ bu dee loolu am na dama ne bu dee am na CCA daanu na parce que loolu may nañ la ko Sénégal joué na fi mat ak benn dëkk mu ne arbitre bi du ma arbitre gars yi dindi ko am nañu droit boobu ñu récuser ko bu fekkee nag lettre boobu amoon na CCA tegu ko yoon bu fekkee ne nag lettre bi mosu faa dugg nag
Casa waxul dëgg yoon rek laay wax voilà. waaw ci kaw loolu noonu père man yaakaar naa ni wax nga wax bu am solo si kaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy dirigeant Casa Sport yi Siaka Bodian ak Demba Ramata wax yi nga xamante ni génn nañ wax ko mu nekk wax yi nga xamante ni man yaakaar naa ni lu ci mel ni waxu père Demba Ramata moom wax boobu sax mën nañ ko comprendre mais Siaka Bodian wax bu mu wax dafa nekk wax bi nga xam wax bu violent te bokkul si sport te dirigeant tamit warul yor kàddu yooyu noonu parce que football bu boolewul warul xaajale 4 minutes mu dem ba 7 minutes ñuy égaliser man yaakaar naa ne loolu war nañ ko mën a muñ erreur bon si nit la bokk bañ na ko ba Europe am na li nga xamante ne moom mooy VAR mais ba léegi dañuy def erreur donc un dirigeant yooyu yaa war a mën a comprendre loolu dalal ñi nga xamante ne ñoom nga àndal mais ci kaw loolu père dama bëgg bon tey jii ni incident am na gaañu am na ñi nga xamante ni ñi gaañu moom mooy ay doomu Sénégal du ma ne waa Casamance ñoo gaañu du ma ne waa AS Pikine ay doomu Sénégal ñoo gaañu ñi nga xamante ne ñoom ñuy ñëw stade yow tey jii nii ban kaddu nga leen di dénk. ñu ñan la. ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw stade di seetaan sa match yi ban kaddu nga leen di dénk. non mais c'est que xam nga ñu ñëw esprit de fair play loolu kese la de stade boo fa ñëwee pour bànneexu la. waaw sport boo ci nekkee da ngay nangu défaite nangu victoire yow man maa ngi dem suba kii sama équipe tey jii bu ñu ko dóoree ma tàccu man bu ma gañee ma tàccu bu ñu matchulee ma tàccu esprit boobu la bu dee ñëpp am nañ ko du am benn problème loolu la. waaw tey jii nii ki nga xamante ne moom mooy le président ligue professionnelle de football Sénégal mooy ki nga xamante ni Sayer Seck tey jii nii yow. d'après incident yii nii nga xam ne am na ñaari yoon 2017 ak 2019 bii nii ba ay doomu Sénégal premier incident bi ay doomu Sénégal seen bakkan dem si deuxième incident bi ay doomu Sénégal ñu gaañu si moom tey jii nii boo doon am kàddu bi nga koy dénk ban lay doon. moom mooy xam nga lan la mooy ne jël ay responsabilités te muy sanctionné muy def ay enquêtes yu wóor te di sanctionné. parce que cela va de la crédibilité wu Ligue Pro parce que pour Ligue Pro kenn du jël sa xaalis di koy dugal foo xam dafa am violence lan moo tax làmb amatul xaalis temps yi violence bi la woon bi ñu koy wax ñu naan violence bi ci làmb ji mu ngi dàq sponsor yi gars yi naan du dëgg dàq na sponsor yëpp léegi grand combat bu amee benn ñaar foofu la yem de dootu am de parce que partenaire bi sponsor bi du coller image am ak violence du am tant que violence a ngi am ci footballu Sénégal sponsor yi du ñu ñëw te sponsor mooy dundal léegi football mu ngi noonu. waaw père yaakaar naa ni waxtaan bi neex na te am na solo lool chaque jour man nii laa koy defee parce que da nga nekk ki nga xamante ni da nga ñemee wax te tamit wax ji fu mu nekk yow foofu nga koy teg doo dépassé te doo wax li nga xamante ni lu maanaam luy neex nit ñi kese tey jii ma laaj la lan moo nekk sa dernière kàddu ci émission Coup de Sifflet ci seen site leader Sen Flash. sama kàddu bu mujjee bi mooy encore une fois damay wax ne dafa am beneen message bu ma bëgg a envoyer kii nga xam ne moom mooy Matar Ba. am na fédération yoo xam ne seen président yi yàgg nañu dem nañu ba màgget waaye bëgguñu bàyyi na leen dàq parce que nga toog foofu ci benn fédération nga bëgg fa toog 15 ans dafa ëpp bàyyi ñibbi rek bare nañu fi CNG lutte non CNG lutte kii nu ñu kaa sax kële course hippique boxe am na ci yeneen kii football sport kii sport boobu bu entreprise yi corpo bare na fi nañu ngir yàlla ak yonente ba président yi nga xam ne dañuy nekk fii di ñëdd nguur ke di ñëdd nguur nañu bàyyi te dem bàyyi ñeneen ñu ñëw ñuy def ñuy beesal ku ci nekk am na loo def ñi may tudd noonu président yooyu am na lu ñu liggéey lu baax de waaye nag dafa doy boo liggéey demal bàyyi keneen waaw nañu beesalal lépp ñu dem ku amul kii ku ñëw football nag
président bi fi nekk def na trois mandats 4e mandat nag bu mu ko fi def Augustin moom tamit bu mu fi def 4e mandat bu mu dem bu defee 4e mandat dina rey football bi Augustin 2021 def na am na lu mu def lu baax waaye nag na dem. waaw léegi père yaakaar naa ne loolu nekk na kàddu yu am solo tamit mais si biir loolu noonu père dafa am émission bi dafa am li nga xamante ne dañ koy wax maanaam temps additionnel lii si biir émission la woon si biir émission bi la woon waaye lii temps additionnel la temps additionnel du bokk ak li nga xamante ne thème bi yëpp loolu la benn question laa la si laaj après nga tontu ma ñu wéyale ñu dem temps additionnel. père si biir temps additionnel bi dafa am li nga xamante ne dama la ko bëgg a laaj muy kii Henri Camara. Henri Camara ancien international. maanaam mu soxla woon 100e sélection biir équipe nationale maanaam pour rafetal maanaam pour battre record pour teg fi li nga xamante nii maanaam bon booy xool ñu bëri maanaam teguñu ko fi mu ñaan fédération ne ma dama bëgg ngeen may ma benn match mu ñëw matal sama 100e sélection fédération bañ yow loolu est-ce que yoon la wala du yoon. fédération bañul Aliou Cissé moo ko bañ a may nay leer nag yow li nga wax nii fédération bañul de Aliou Cissé moo bañ. Aliou Cissé moo bañ moo ko bañ a jox te mënoon na am noon na ay match yoo xam ne amical yoo xam ne moom mii mënoon na dugg am na ñu fa tane même am na ay match éliminatoire yoo xam ne Henri Camara mii tane woon na fa ay joueurs yoo xam ne mënoon na leen jël rek Henri Camara kii wamatal lan la. kon affaire bi du fédération Aliou Cissé la. man maa ko wax dama laaj Aliou Cissé ne ko Cheikh Tidiane Gomis moo ko wax. léegi lan mooy problème bi. ñoom ñoo xam ñoom ñaar Aliou Cissé nag moom am na ci ñoo xam ne ci 2002 jubóowul ak ñoom de man maa ko wax. léegi tey jii nii par rapport ak li nga xamante ne am na Henri Camara def lu ne si biir équipe nationale waaw père Henri Camara def lu ne si biir équipe nationale def lu ne mu ñaan benn sélection mais fédération waroon na. du fédération bàyyil fédération Aliou Cissé la bàyyil fédération yow tamit Aliou Cissé si biir fédération la bokk quand même. non le dernier mot sur le plan technique à l'équipe nationale moom la. du keneen moom lan. waaw kon léegi bon yaakaar naa dégg nañ loolu noonu Aliou Cissé moo bañal ki nga xamante ni moom mooy Henri Camara 100e sélection am te loolu nekkul lu rafet si sport Sénégal ki nga xamante ni yàgg na rey boppam pour équipe nationale mu soxla benn sélection pour matal li nga xamante ni moom mooy 100e sélection am ñu bañ loolu rafetlu wuñ ko te monde sportif tamit nanguwuñu loolu boo xoolee dans le haut niveau da ngay gis Fernando Hierro soxla benn match am 40 ans wala 42 ans wax fédération bi dama soxla lii ñu defal ko kon man yaakaar naa ne waroon na nag benn honneur ñu delloo ko njukkal defal ko sélection boobu noonu bu ko defee dama leen jox dig daje ba beneen yoon di leen jaajëfal di leen remercier encore une fois de plus si li ngeen ñuy suivre si seen site leader Sen Flash si seen émission Coup de Sifflet jaa ngeen jëf.